daañu ci teg conférence ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne si lu ñu ci ay faram-fàcce. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi dañ koy door wàllum yoon ak atte bi amoon démb diggante Cheikh Oumar Anne ministre enseignement supérieur ne woon fi njiitu kudd ak taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang moom kii di Cheikh Oumar Anne ne woon fi directeur bu kudd kon moo porté plainte Pape Alé Niang ci mbirum yàq der gannaaw livre bi mu génnee tudd ko nag scandale code de la République le dossier di kudd tax nag ba Cheikh Oumar Anne porté ko plainte moom ak Nafi Ngom Keïta nekkoon fi njiitu OFNAC moom sax dañ ko mayoon teewul woon càtt bi démb naka noonu tam ki nga xamante ni mooy Mody Niang nekkoon foofa ca OFNAC càtt ba nag Pape Alé Niang nee na amul genn yàq der goo xamante ni mën nañ ko toppee ndaxte li mu bind yëpp ci rapport OFNAC la ko jëlee Mody Niang moom ne li mu préfacé livre boobu bind ko lépp nag tey la ko gën a wax dellu ci gannaaw Cheikh Oumar Anne di sàkk ñu fay ko fukki milliards ci ndàmpaay procureur nag nee na lu ci tribunal dogal rek daal na ci ànd mbir mi nag fukki fan ak ñett ci weeru octobre ci la ñuy joxe verdict bi mu fekk nag ñuy xaar verdict bu atte bu ndaw ya Tobène nekk ca diwaanu Thiès tribunal bu Thiès konte ji lay joxe dogalam ñaar fukki nit ak juróom-ñaar bokk ci ay chef de village ñu leen di doon toppee fitna ci ay gendarme yi doon def seen liggéey nag noonu tam fippu ba ñoon ñëpp ñuy jàppoon dañ leen mujj nag bàyyi may leen bàyyam nagandiku ajjuma gannaaw bi leen atte ba noppi askanu Tobène nag bañ liñ doon natt nag ngir jox juróom-benn hectare kër gii di ICS foofa ca Tobène li ñu bëgg mooy ñu daal di xoolaat li ñu leen war a jox ndàmpaay ñu daal di koy yokko ñeneen ñoo xamante ne tey ji la leen di àtte tam ca Thiès di ñetti ndaw yoo xamante ni waa Médina Dakar leen dañ leen di jàppoon ndaxte ñoom dañoo àndul ci li ñu jël seen forage daal di koy dénk Aquatec ñu bañ nu ni mel nag tax nag tey ji ñu jàpp leen yóbbu leen kaso war leen àtte tey ji plateforme bi di waa doy na ëmb ñu bëri ci askan wi ci ñuy xeex ngir sañ-sañu ak askan wi ak seen àq ak yelleef bëgg ñu daal di leen di bàyyi wax nañ tamit mbirum suuf yi am fii ci réew mi démb lañ ci doon jën ak taskatu xibaar yi ci tawaay Mbow. plateforme multilutte doy na dafa rek daal di tufli ci loi 2014 13 du 28 février 2014 ñi fare ci bile plateforme nag jàpp nañ ne bile loi moo tax askan wi ak autorité yi mënatuñu juboo nguuru Sénégal ak député yi war nañu nu mu gën a gaawee génnee ko ci texte yi maanaam dindi ko ngir rek ñi jiite ak ñi ñu jiite mën a nekk ci jàmm Modou Diouf mi yore woon kaddu plateforme bi. Macky Sall loi bii nga xamante ne nii tegoon na ko ñu koy wax moom ak ay député ñu dellu ci gannaaw parce que ab loi bu fekkente ni da nga koo def muy tënk ab réforme loi boobu war ngaa fexe ba mu méngoo ak bëgg-bëggu askan wi waaye ab loi boo ko tegee askan wi di jooy askan di bañ ak ay marché lépp lu ciy kii war ngaa xam ne boobu loi boo àndul ak xam-xam te àndul ak yërmande. ci ab baat bu diis lool buy wone naxaram Modou Diouf ne dafa rek bëgg ñu bàyyi ñetti ndaw yi nga xamante ni dañ leen jàppoon ca Médina Dakar ñooñee nag dañu doon rek manifester ngir naan bu kenn laal seeni forage yi. jaay ñu drogue trafiqué wu ñu ay faux billets kenn jàpp leen ak ay gazelle ak ay kéwél ñu ko yóbbu ci seeni moomee ay seeni par defuñu lenn lu dul défendre seen moomeel. ñi bokk ci bile plateforme nag di ñaawlu doxalin ñetti société yi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoo tax li lee am. Ofor Aquatec da siy bokk ba Flex Eau boo demee dans le Kaolack daf siy bokk. ñooñu ñëw non seulement li ñu promettroon askan wi dara amu ci. waaye tarif yi nga xamante ni rek annoncé nañu ko doy na sëkk. verdict ngir ñetti ndaw yi nag. dinañ ko xam àllarba bi ca tribunal grande instance bu Thiès plateforme multilutte doy na mooy laaj ngir ñu bàyyi leen ci ni mu gën a gaawee. Omar Mbow ñetti ndaw yooyu nag wax nañ ko ànduñu ci forage yi ñu dénk Aquatec naka noonu tam ñi nga xamante ne ñooy waa Ngongom chef de village yi yëkkati seen kàddu ñoom tamit bëgg ñu daal di fay jëlee Aquatec nga xamante ne moo yor forage yi rawatina nag jamono joo xamante ni ay weer a ngi nii amuñu ndox foofule ca gox ba leeralik Babacar Diouf. mu di chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Ngongom yu ñëpp ñoo takku ne dañuy dem ca forage ba jëlaat seen forage yoral ko seen bopp ñoom nag li leen naqari mooy ay weer a ngi nii forage bi doxatut. amatuñu ndox. man Bisaan Dieye laa tudd man maa nekk président chef de village de la commune de Ngogom. Aquatec moom mi nga xamee ne bii moom la ñu joxoon ay forage ci réew mi. yàq na suñu forage yàqu na léegi nag dañoo bëgg a nungu tey suñu forage
loolu moo waral daje nan lañ koy nungoo moo di ñun amuñu ndox tool yi ci réew mi yëpp yàqu na dëkk bi bépp yàqu na amatul jigéen ñi root nañu ci teen yi bu bëgg a dee. nga xam ne moo doon dawal forage bi dañ ko faa fekk jëlee ko fa jëlaat seen forage wante nag dinañ war a fay facture Senelec bu seer a seer. tey nag Aquatech yoral nañu suñu xaalis boo xamee ne ci suñu kees la nekkoon ñu lebaloon ko mënuñu fay wëlbatiku barki démb rek Senelec ñëw na fii mi ngi yor benn coupure 4,7 millions di ko bëgg a couper suñu forage léegi nag duñu xaarati loolu mënatuñ ko xaaratuñ ko commune Ngogom bépp doomu aadama bu fi nekk xaaratul loolu. mu nekk beneen manifestation boo xam ne nii yëkkati nañ ko jëmale ko ci repreneur des forages ruraux di Aquatech ci région bu Ndiarème wante nag du bu mujj bi ndaxte tey ci suba si maire yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune rurale yu nekk ci Diourbel ñoom ñëpp ñoo nar a daje ca Ndiarème waxtaanee problème mu ndox mi fii ci diwaan bi Diourbel. RFM Babacar Diouf waa mouvement Y'en a marre fas yéene janook taskatu xibaar yi tey jii ci suba gi lay doon ca seen makkaan nga nekk ca Parcelles Assainies nee na bokk nañ ci leen nar a waxtaanee la xew ca Mali naka noonu tamit jafe-jafe yi kër téléphone gi di Orange indi la askan wi mu fekk nag DG bu ARTP moom tamit di janook taskatu xibaar yi Abdoulaye nara nag addu ci lépp loo xam te ne soxal na wàllum téléphone jamono ji fii ci réew mi ci suba gi lay doon kon point de presse di janook taskatu xibaar boobu nga xam te ne directeur général bu ARTP dina ko amal naka tey ji ci suba gi 8h tegal juróom-benn minute. RFM rajo askan wi. wax ci leneen mu jëm ci wàllum njàng mi ak ubbiwaatu université yi war a am talaata bi di ñëw benn fan ci weeru septembre ca université Alioune Diop bu Bambey foofu nag ñi nga xam te ne ñoo fa nekk li ñu gis daal moo di ne lépp yembagul ngir nag njàng mi mën a jaar ci yoon étudiants yi ñoo ko xamle ñoom tamit naqaru nañu li ñu narut sàmmonte ak digle yi waa docteur yi jëm ci xeex jàngoro ji di coronavirus neneen daal foofu gis ñu fa matuwaay yi yeneen ak i masque ak yeneen Mamadou Sarr moo jiite délégué étudiant yu université Alioune Diop bu Bambey ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. dañoo proposé def reprise graduelle commencé 1er septembre dem ba 31 décembre pour jeexal année bi ci loolu ñu ne leen ñun dafa am retard bu ñu amoon déjà te depuis bi ñu tëjee université ba léegi amul benn cours en ligne bu ñu def gis nañ ministère def communication ne université Alioune Diop de Bambey ñu ngi fa doon def cours en ligne musuñu def cours en ligne parce que am na ay contraintes yoo xam ni moo taxoon mënuñu woon def cours en ligne yooyu te expliqué woon nañ ko donc tey nous sommes dans l'impossibilité donc mënuñu def reprise graduelle commencer 1er septembre terminer au 31 décembre moo tax ñu ne bu ñu dee dellu si waat ci université bi dañuy dellu si ak effectif yëpp ñu ñëw pour continuer année bii nii ñuy fàttali ci loolu aussi boobu ba léegi ñu ngi continuer di wone suñu ànd ak doxalin bi pour permettre ñu sauver année bii nii parce que année bu jaxasoo la année bu compliqué la depuis boobu ba léegi ñu ngi def ay efforts di contribuer pour ñu mën a sauver année bi ñun ñëpp waaye dafa mel ni suñu autorités yi ñoom seen volonté bi nekk ci ginnaaw du sauver année bi mais pour indi ay complications la parce que université Alioune Diop tey boo leen bëggee tënk ci délai bu 4 mois ne leen nañu terminer enseignement yëpp def ay évaluation def examen premier semestre ak second semestre def ay rattrapage du doon loo xamante ni si luy mën a nekk la. waaw ñuy leeralaat ci loolu li ñu dese pour ñu delluwaat ci université bëriwul te ba tey ñu ngi seetlu ñu lépp luy lavoir dispositif sanitaire amul dara lu ñu def ci université bi. kon Mamadou Sarr jiite coordination délégué uni étudiant université Alioune Diop bu Bambey des ba léegi ci wàllum njàng ni ak nag ay xayma jëm ci ñàkkum njàng ci Sénégal ñu wax ne nag téeméer nit ñoo jël genn wàll gi jànguñu ministre bi dénk wàllu njàng mi moo ko xamle mu yëkkati lay kaddu ci nag bi mu doon jël nag taskatu xibaar yi jëm ci waajal bés bi nu jagleel alphabétisation di jàng làkk réew mi loolu nag ñu war ko amal juróom-ñett fan ci weeru septembre di ñu dëgmal Mamadou Talla ministre bi yor njàng mi ci micro Abdou Diouf Diagne. soo jëlee Sénégal malheureusement d'après l'ANSD mun nañu wax ne sax lu ëpp moitié bi ay analphabètes lañu et comme programme boobu nag amoon na solo bu ñu dem ba alphabétiser lu ëpp 2 millions de personnes léegi nag laaj na ñu jóg reprendre li ñu doon def avant et président de la République joxe ndigal nañu seet ban stratégie la ñu war a jël pour que foo mënti dem ci Sénégal ñu mën a tijji classe yooyu ren nag su si yàlla àndee dinañu tijji juróom benn téeméer ñoo xam ne fii ci biir Sénégal ay classe la waaye waruñu yem foofu parce que
alphabétisation classe yi baax na waaye munoo wax alphabétisation te doo réformer doo associé yi ñuy wax ne ñoo xam ne ñoo ñu yor langue nationale linguistique yi et en même temps même sooy alphabétiser munoo alphabétiser rek pour alphabétiser parce que sinon soo ko defee ren déwén di nga ko defaat loolu moo tax li ñu defoon Sodefitex am solo que ñun aussi suñu alphabétiser il faut que ñu jéem a seet alphabétisation bi soo ñëwaatee déwén kooku mun a continuer donc laaj na beneen stratégie loolu moo tax ren UNESCO ñu jël journée boobu boo xam ne journée mondiale boo xam ne moom mooy journée de l'alphabétisation ñu ne nañu seet nag phase crise yu mel nii lan la ñu war a def waaye comme léegi Covid bi xam nañu mënuñu ko xeexee nii léegi xeex communautaire la donc ñun aussi si suñu wàll lu mel ni si alphabétisation war nañu jóg pour que bajenu gox yi chef de village yi communauté yi ateliers yi nekk si biir Sénégal partout foo mënta dem ñun ñu ñëw traduire expliquer. d'accord Mamadou Talla Hadi ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi gannaaw njàng mi dañuy wax wàllum wér-gu-yaram gi ak jàngoro yi coronavirus ca Fatick nag ñaari aides infirmières yu nekk ci hôpital régional ba ñoom ñoo amee jàngoro ji fi mu toll nii nag am na fukki nit ak juróom-ñaar ñoo xamante ni ñu nga ca l'hôpital ñuy seet seen wér-gu-yaram foofu ca centre de traitement bu coronavirus ba nekk foofu ca Fatick mu fekk nag Afrique daal di xeex poliomyélite di feebar bi nga xam te ne day lafañloo nee nañ nag daal dinañ koy daan ci Afrique teewul nag kilifa yi ñi yor wàllum wér-gu-yaram ne dañuy gën a yokk jéego yi rawatina nag ci wàllum feggu gi dañ ciy déglu directeur de la prévention Mamadou Ndiaye ci jokkoom ak Makumba Bey. bii mooy ñaareelu yoon ci àdduna bi ñuy wax ne que ci dundu Afrique feebar amatu feebar bi nga xam ne amoon na daawoon na def ay jéeya daawoon na ree daawoon na polio mooy bi nga xam ne feebar buy lafañloo nit ñi daawoon na rey ñi nga xam ne ñi ngi rëcc mooy ñi nga xam ne lafañ nañu am na ñi nga xam ne duñ ci rëcc dañ ci génn àdduna donc suñu la nee feebar boobu gisatuñ ko ci Afrique te loolu vaccination mooy ñàkk moo tax ba mu jógee fii mun nañu wax ne que dayoo bi rëy na ci zone Afrique surtout que Afrique bi yëpp moo xam ne Afrique yëpp 47 pays yëpp pratiquement amatu polio mooy saa bi nga xam ne soo gisee nit ki mu am laago yaa xam ne ci loxo wala ci tànk yu bëri dañ leen xam ngeen leen xaw ma ñaata la fi def ci àdduna mais bëri na quand même amoon nañu cas bu mujj mun nañu wax ne cas boobu moo mujjoon moom la ñu xalaatoon ne moo mujj 1998 amoon nañu benn cas ci tund Dagana après 98 amaatuñ ba 2010 mu am épidémie bu ndaw bi nga xam ne jotoon nañ ci am fukki cas ak juróom-ñett parce que polio benn cas rek dañuy wax ne que épidémie la noonu lañ ko nattee ci àdduna benn cas égal épidémie toog nañu mun nañu wax ne que ñeenti at feebar bi feeñul fenn ci àdduna te loolu moo doon critère am na nag yeneen yi nga xam ne dafa war a continuer ñàkk bi dafa war a continuer sa taxawaay dañ koy gën a samp pour mu gën a dëgër te vaccin yi aussi yi ñuy utiliser aussi ñooñu tamit il faut que am lu leen gunge ba ñoo xam ne benn problème du ci am. mu nekkoon docteur El Hadji Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention ci ministère de la santé doon waxoon ci wàllum xeex googu ñu xeex jàngoro yi poliomyélite ba mu dañ fii ci Sénégal tamit ci Afrique xam naa daa ngeen ko déggaat ci kanam tuddi sax moom docteur Mamadou Ndiaye ci xayma yi tolluwaayu mbas mi di coronavirus kon ci kanam tuddi 10 heures lay doon. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax lu soxal wàllum politique ak tàmbaliwaatug liggéey bu commission politique bu dialogue national démb nag jéego gu rëy daal dañ koy def maanaam ñi ko seq ñëpp daal nañuy juboo ci ne nag dañuy dindi lii di parrainage ci élection locale yi ñoom ñëpp ñu daal di ci ànd teewul nag lu jëm ci wàllum caution bi moom dañ koy day am ba léegi dañ ko fay bàyyi teewul nag daañu waxtaan ci ñaata lay doon caution boobule Cheikh Sarr mooy plénipotentiaire ñi fare ci nguur gi ñu déglu ko ak Papa Balla Gueye. bi ñu xoolee parrainage bi ci yi nga xam ne mooy élection présidentielle bi ñun jàpp nañu ne comme dañu war a càmbar nan la wote yi demee woon 2019 ak processus bi yëpp dëgg bu commencé sax 2016 ba 2019 ñu ne dañuy xaar ba ñi nga xam ne faruñu fenn ñuy expert indépendant bu ñu càmbaree parrainage bi ci présidentielle bi ñu seet ci waxtaan waaye bu dee parrainage bi ci élection yi nga xam ne bu gox yee gox-goxaat yi ñu waxtaan ci ñu gis ne kat li nga xam ne parrainage ni ñuy amee pare yi ni ñu koy contrôler yooyu mën na diis trop ci élection yi nga xam ne mooy nekk ci gox yeeg goxaan yi parce que nag gis nañu ne bi ñu ko defee ci présidentielle bi amoon na ay coono léegi nag ñu waxtaan suñu biir ñun waa majorité opposition non aligné société civile ne pour wote yi di ñëw nga xam ne pour ñu koy wax élection locale nga xam ne gox yeeg goxaan yi la ñuy nar a fal seeni maire seen président seen conseil municipal seen président conseil départemental dañuy dindi parrainage bi waaye nag caution bi ba tey
ma nga fa parce que en fait ci loi bi la ñu bind caution bi ñàkkul dinañ ko waxtaanee ba xam ñaata lay doon ak lan la ñuy organiser mais li ñu jàpp tey mooy daal nañu teggi parrainage boobu bu ñu demee tey ba ñëpp ñu d'accord ko day firndeel ne lu baax la parce que nag ñun ay acteurs politiques lañu bëgg nañu li nga xam ne ñu ngi koy taxawal ci wàllu élection ñëpp mën ko d'accord bu ko defee sénégalais yi ku ñu wóolu ñu fal la nga liggéey leen li nga xam ne moom nga leen waxoon di ngay def campagne. mu nekkoon Cheikh Sarr di ki nga xamante ni mooy plénipotentiaire pôle majorité di ñu fare ci nguur gi ci commission politique bu dialogue national tey 26 août mu def benn fukki at ak juróom-ñaar gannaaw bi général de Gaulle ñëwee woon Sénégal daje ak ñi nga xamante ni ñooy porteur de pancarte yi ay ndaw yoroon seen pancarte di sakku Sénégal am indépendance kon tey ñu koy fàttaliku loolu atum 1958 la woon ca place Protet doon tey place de l' indépendance tax nag ba gannaaw gi wi ñu am indépendance am na kuréel goo xamante ne moo ñu tuddee association nationale des porteurs de pancarte ñoom at mu ne ñuy màggal bés boobu di koy fàttaliku ren nag nee nañ mbas mi di coronavirus moo waral amul benn yëngu-yëngu li ñuy def rek mooy wàcce kaamil ñaanal seen ñoon ñi génn àdduna ku ci mel ni ki leen jiitewoon ay jamono maître Mbaye Jacques Diop Assane Masson Diop mooy secrétaire général association des porteurs de pancarte. ak jamono yi li ñu jàpp moo di wàcce kaamil mu nekk sarax soo xam ne lu am solo la pour ñun parce que daf nañu fàttali ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci jamono yooyu avant même 1958 bien sûr mais def ko ndax boo xoolee bu ñoo doon lim ñi nga xam ne ñoo daan ànd di ko célébrer 58 ñu bare wàññeeku nañ ci waaye nag liñ ci jublu daal moo di wàcce kaamil mu nekk sarax soo xam ni pour suñu waay ñu jiitu bu jëkkoon daan nañ def ay daje ay ànd toujours chaque année ñu jël benn thème jëm cee waxtaan wut ci thème bi nga xam ne moom la ñu retenir mu nekkoon loo xam ne dafa méngoog jamono ji yi nga xam ne bu ñu xoolee bi ñu jaar ba yegg ci teeru général de Gaulle li nga xam ne ci lañ sukkandiku woon ñu koy fàttaliku ba léegi te yaakaar nañu ne ba léegi lu am solo la mooy li nga xam ne moo ñu donc loolu daal moom la ñu fi jamono yi fii toll loolu rek la ñu mën a def moom la ñuy def mais pour ñun am solo li moo di fàttaliku bi. mu nekkoon Assane Masson Diop di secrétaire général mbootaay gi ëmb ñii di porteur de pancarte yi kon tey ñuy fàttaliku 26 août 1958 bi de Gaulle ñëwee woon ñoom ñu yoroon seen pancarte di laaj indépendance pour réewum Sénégal. RFM Sport. yegsi ci xibaar tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaji Ndiogu ji. wàllum football gën a fës Espagne yëngu. gannaaw bi Lionel Messi xam ne daal dafa bëgg a jógee Barça. moom ni ki démb la daal di yónnee ab bataaxal ca équipe am ngir xamal leen ni moom daal mbébétam moo di fexe ba daal di fa jóge mu mel ni ki kon bokk lu ni mel la ko waral bëri na ñu ànd Seck Omar boobu. xibaar bu metti kon daal dina tàbbi ci FC Barcelone mi nga xamante ni dafa rek bëgg a jógaat maanaam tabaxaat équipe am ginnaaw bi leen waa Bayern Munich jàppee toroxal leen ci Ligue des champions bi ñu génn Blaugrana yooyu nag mun nañ ko def waaye daal Messi di si bokk ndaxte dafa bëgg a jóge attaquant argentin bi nag daal dina ko xamle tey ji dirigeant am yi ci ab benn fax bi nga xamante ni avocat am yi ñoo ko def La Pulga nag ne dafa rek bëgg profito ci clause bi nga xamante ni daf koy permettre mu daal di rek résilier contrat am njeexeentelu saison bu nekk loole lépp nag li muy firi mooy mun na rek jógee ca Barça te dara du ko ci fekk waaye daal direction bu FC Barcelone nee na ko déet munoo demee noonu ndaxte clause boobu ngay wax sax daal dina jeex fukkeelu fan weeru juin bi ñu génn ci loole lépp nag bu dee rek dafa bëgg a dem direction bi kon nee na ko faaw rek ku la bëgg a jënd génne ci gafam lu tolloog $200 millions bi ñu sukkandikoo ci ay média yu bari nag Messi ci loole la nekkoon fan yi yëpp dem na sax ba wax ko entraîneur bu bees di Ronald Koeman moom Messi ak Koeman boobu nag daal dinañ toog aljuma bi ñu génn bu fekkee Messi dafa rek jël dogal ne day dem te dara mënu koo téye kon du fekkee test physique yi nga xamante ni club bi da koy def ci tàmbali saison bu ne te ñu war koo def 31 août bi ñu dëgmal saison bi yëpp nag Messi amul woon benn xaarma yàlla ak administration bu club bi ndaxte juboowuñu woon benn yoon ci li mu bëggoon moom def loon waxoon ne dafa rek bëgg kii di Neymar nekk PSG ñëwaat ci FC Barcelone te jëfeewuñ ko leneen li nga xamante ni war naa mën a tax Messi dem
mooy dogal bi Koeman jël di entraîneur bu bees bi ngir rek dak Luis Suarez boobu nag nekk itam xarit benn bakkan Lionel Messi bu fekkente ne nag loolu day am kon nag Barcelone dina daal di ñàkk koo xamante ni daanaka def na fa lu tolloog 2 fukki at Messi boobu nag bu dee rek football mun nañ jàpp ne mooy yàlla. kooku di Oumar Mbow jàppale nag Messi gannaaw ba mu waxee daal dafa bëgg a dem waaye FC Barcelone mu mel ni ki lu ni mel nanguñu ko ba tax na fi mu toll nii ñoom génn nañ benn argument xam ne ni que Messi bu fekkente ne dafa war a quitter par rapport ak contrat bi nga xamante ne moo daal dox seen diggante dana génn nag lu toll 450 milliards si suñu koppar loolu nag moo di argument club bi nga xamante ni daal nañ ko kon boo ko génnee jàppale ni itam ci mbir moomu la sax nga xamante ne moo di maître Moustapha Camara moom di ab docteur ci wàllu droit du sport daal di génne ay bataaxal ci li jëm ci wàllum transfert joueurs yi mu ngi ciy yëkkati ay kàddu ñu déglu ko ci téléphone Makumba Bey mi nga xamante ne jot na seq ak moom waxtaan foofu la ci bari. clause libératoire boo gisee club yi bëre ñi def ko seen contrat il faut dire que d'abord clause libératoire France dañ koy interdire Allemagne aussi daf koy interdire Angleterre daf koy interdire Italie aussi daf koy interdire donc championnat yi bëre tey dëkk yi bëre clause libératoire dañ koy interdire ci contrat de joueurs yi léegi nag am na dëkk yoo xam ne ni ku mel ni dëkk yu mel ni Portugal Espagne ak Amérique du Sud. clause libératoire mooy par exemple boo gisee cas Lionel Messi actuellement dañoo ne si biir contrat am na clause boo xam ne nii beneen club bu ñëw tey ni soxla Lionel Messi am 700 millions doo soxla sax laaj Barcelone est-ce da ngay jaay Messi wala doo ko jaay parce que boo amee ces 700 millions yi rek nga déposé ko si benn banque Barcelone mu bëgg ko wala mu bañ ko bëgg wala mu bañ ko donc joueur bi dañ koy transférer parce que loolu mooy objet clause libératoire donc day libérer montant bi motee rek tout de suite club bu bëgg jënd Messi daf koy jël même bu dee FC Barcelone bëgg ko jaay am na joueurs yoo xam ne sax ni montant bi ñoom ñoo koy fayal seen bopp pour dem donc aujourd'hui Lionel Messi mu ñu prévoir 700 millions noonu muy Juventus par exemple muy Paris Saint-Germain muy Manchester United ak beneen club tey bu ñu indee montant boobu rek jarul sax ñiy laaj FC Barcelone Lionel Messi day jël bagage am dem yoonam. ñu daal di wax ba tey ci mbir moomu la ci ay xibaar yi nga xamante ne daal jot nañ ko dégg nee nañu Lionel Messi moom dafa daal di abonné ci compte Instagram bu Manchester City loolu di firndeel ni daal moom mbébétam moo di fexe ba daal dem ca Manchester City fekk fa ko fa doonoon entraîneur am ci FC Barcelone di Pep Guardiola waaye ki nga xamante ni moom itam doonoon na lii di agent bu Lionel Messi di Josep Maria Minguella la mu xam ne ni moo di Lionel Messi boobu mooy dana dem ca Inter de Milan gëmul ni sax dana dem foofu la ca Manchester City moom nag di ancien agent bu Messi boobule ci atum 2000 moom moo jëloon Messi ca Argentine daal di ko indi foofule ca FC Barcelone. léegi ndax dina dem mooy laaj bi nag mooy ndax dina dem. loolee cool man daal mais El Hadj man daal sur le principe. nit bu taxee ne bëggatuma. da nga ko war a baax mu dem. maintenant nag bon affaire clause libératoire ak yooyu ñu wax nag loolu yeneen mbir la nga xamante ni yoon moo koy atte. voilà mais sur le principe nit ne bëggatuma rek. 450 milliards moom yombul de joxe ko de du yomb. waaw bëri na bëri waaye am na équipe yi ko mën quand même. waaw équipe yi ko mën daanaka bëriwuñu waaye am na ba tey. ñu daal di wax ci Real Madrid mi nga xamante ni moom moo di wujju lii di FC Barcelone foofu la ci Espagne ñoom gannaaw bu ñu jëlee lii di championnat bi jàll dinañ jël li nga xamante ni moo di Ligue des champions bu ñu jagleel lii di tout tànk yi daal di am fukki at ak juróom-ñeent ak lu yes moom nag Real Madrid démb la doon amal lii di final bi si wàllu Ligue des champions diggante mag Benfica bu Lisbonne Real Madrid moo ci daal di am ndam 2-2 équipe boobule di Real Madrid di tout temps ki leen di entraîné moo di Raúl González mi nga xamante ni si jamono doonoon ni capitaine équipe Real Madrid doon itam meilleur buteur bu Ligue des champions daal dina ko jël lu tollook ñetti yoon Ligue des champions ci wàllu jigéen ñi jàppale ni Wolfsburg moom daal na qualifié niki final doomu Allemagne yu jigéen yooyu la dañoo daal di am ndam niki démb seen diggante ak ñi di waa FC Barcelone benn ball ci dara Wolfsburg moom nag moom moo gagné woon Ligue des champions ci atum 2013 ak itam atum 2014 dina daal di tegle kon bokk juróomeelu finalam mi nga xam te ne dina ko daal di jouer ci gile compétition moom nag ana kan lay tasal dana leer ni ki tey yi gannaaw demi-finale bu dox ci diggante Paris Saint-Germain ak Olympique Lyonnais Lyon nag moom ñeenti édition yu mujj yi moom moo ko daal di gagné sax moom daaw gagné woon na Wolfsburg ci wàllu final lii di Ligue des champions kon bokk elage mu mel ni ki daal xibaar yi waxtu bi dafa ñoo daal di tënk waaw ñu daal di ko yemale fii rek xibaaru tàggat yaram jox daje incha allah ci bu midi jotee ak 13h incha allah sëñ Cheikh jaajëf pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si ci xibaar yi ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Ndati Diop. dal leen ak jàmm
cinéma ak lu soxol Clap Ivoire édition 2020 xam nañu ñaari film yi nga xam ni ñoom ñooy teewal Sénégal ci moomum ndaje cinéma di amee ca Abidjan. film bi ñu duppee Palanteer Mbedd bu réalisateur Mamadou Diop moom mooy teewal Sénégal ci catégorie fiction. ci catégorie documentaire film bu Babacar Ñing bi ñu duppee La lutte sénégalaise business de muscle moom moo fay teewal Sénégal. ci wàll woowu ñu déglu ci Aziz Cissé nekkoon président jury bi. bi jury bi liggéeyee ba pare ñaari film la ñu jàpp. ci film yi nga xam ni jotoon nañ leen présenté yëpp ci catégorie fiction bi am na benn film bi nga xam ni Palanteer Mbedd la tudd ki ko defar mooy Mamadou Diop beneen film bi ci lutte sénégalaise lay wax le business du muscle li muy wane mooy juste bëre bi nga xam ni suñu cosaan la naka la ñu fexee ba def ko benn industrie ñi fa nekk di liggéey xaalis bu bëri actuellement film yi ñu jotoon yëpp film yu intéressant la mais dañu waroon choisir ñaar te ci critères yi ñu tegoon ñaar yooyu ñoo ñu niroog film yi nga xam ni mënoon nañ leen yóbbu ñu représenter le Sénégal mais ñeneen film yi aussi démérité wuñu dama bëggoon fàttali juste ne Clap Ivoire festival la bi nga xam ni mi ngi existé depuis 2004 Sénégal mi ngi fay dem jeunes cinéastes sénégalais yi aussi di représenter dignement seen dëkk wax dëgg yàlla taxawaay bi ñu fay taxaw rafetlu nañ ko yeneen dëkk yi yëpp dañ leen di xaar saa yi ñuy egsi parce que gis nañ ni ay film yu baax ay film yu am importance la ñuy andi chaque année. suñu ndawi réalisateur yooyu ak seen film yooyu ndax mën nañu jox ndam foofa ca Abidjan ci Clap Ivoire bi am déet tontul Aziz Cissé. waaw ñun de mooy suñu yéene en tant que jury gis nañ ni liggéey bi ñu def gis nañ ni film yi ñu choisir baax nañu mën nañu représenter Sénégal waaye bu ñu fàtte ni aussi yeneen dëkk yi dañuy ñëw ak seen ay film am différence film yu intéressant et que li ëpp solo mooy xale yi jeunes cinéastes yi mën a teew foofu at bu nekk wane li ñu mën gis ñeneen ñi di liggéey aussi loolu gën leen enrichir parce que mënul am perdant kenn mënu ci perte ku fa jógee rek da ngay soo gañewul trophée tam di nga enrichir parce que di nga gis li ñeneen ñi di liggéey mu gën la yokk ci sa liggéey yow. festival bu cinéma Clap Ivoire ñu jàpp ko fukki fan ak juróom ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sàttumbar wi ñu dëgmal foofa ca Abidjan di réewum Côte d'Ivoire jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. ñu koy jaajëfal moom Ndate Diop Coronews xibaar ñeel mbas mi di coronavirus ak Fama John. ñu tàmbalee ci continent bu Afrique daanaka romb na li tubaab di wax pic jàngoro ji xibaar bi OMS daal di kaa siiwal donte ne nag am na njort ni li gën a metti jàll na terewul nag muy àddu réewu Afrique ñu taxawaat bu baax bala ñoo am ñaareelu vague contamination monte waaye di réew yépp la loolu soxal réew bu mel ni Namibie moom bokku ca ndaxte gis nañ ni wàllante ba mi ngi gën di yokku lu romb Afrique sax wàññi yu mujj yi nga xamante ni OMS am na ko wane na ni mbas mi ngi wàññeeku ndànk-ndànk ci région yi bari rawatina ci Amérique ralentissement boobee nag gisuñu ko fu mel ni Asie du Sud-Est ak Méditerranée orientale mbas mi faat na lu ëpp juróom-ñetti téeméeri junni doomu aadama bi mu tàmbaleek léegi ci weeru décembre bu ñu sukkandikoo ci ab wàññi boo xamante ni agence France Presse moo ko def génn ko démb lu ëpp 23 millions ci ay cas wàññi nañ ko ci 196 pays États-Unis mooy réew bi nga xamante ni li fa mbas mi faat ëpp na am na 177 000 ak lu topp ci ay bakkan yu rot Brésil am na 115 309 morts Mexique am 60 800 Inde am 58 390 décès Royaume-Uni topp ci am 41 433 bala ñuy jeexal xamle ni laboratoire pharmaceutique britannique bii di AstraZeneca di développer ab vaccin guddi yi nee na tàmbali na phase bu njëkk bu médicament bi nga xamante ni dina mën a traiter te it prévenir li di jàngoro ji essai boobee gouvernement américain moo koy financé bu dee ni résultat phase 1 bi ñu ngi koy xaar ci bu yàggul dara bu sottee bu dee liñ ci yaakaar am na AstraZeneca dina lancé phase 2 ak phase 3 ngir mën a évaluer efficacité médicament bi. jaajëf Fama John yegg si léegi ci njàngatu Pape Ngagne Ndiaye gi ñu def àllarba bu nekk conférence thème magistrat yi ak coow lu ci seen biir suñu justice bi ñu bari di moolu ba yegg ci naa ko àll booni buñ ci bëggee boole nag ay juge ak ay magistrat yoo xam ne lu ñaaw lu ne ñu koy waxante ci seen biir di sulante ay mbóot ak dammante ay xef président de la république mi njiital mboole magistrat yi ci réew mi moo ci war a gaaw addu dëgg la ministre de la justice sumb na ci l'enquête waaye ñëpp xam nañu ne yéexe na ko ndax ca ndorte ga dégg nañu ne dara ump ko ca woon daa xaar ba mu jéggi dayoo lépp siiw ñëpp jot ci maître Malick Sall ñëw bëgg a bokk ca weeru avril la woon ca lépp tàmbale woon bu ko fàttee ñu fàttali ko ca lettre bu juge Amadou Yaya Dia tontu woon juge Ousmane Kane
am na ñetti weer tey bu ca teeloon a jóg kon bir na ni duñu yegg si fii waaye ak lu mën a xew li jot a siiw moom dafa war a leer ndax ku ñu tëj jërub dundam ku ko mën a atte génne ko kaso war nga ñoo wax fan nga ko teg wax ji nag yem fi jeex ñoom attekat yi dong la arrangé nde ku ne xam na ni bu werante bi wéyee coow li bari askan wi jommi te mën naa taal réew mi ca la ñuy dégg lii xew lépp ci ruq ak ruqaani tribunal yi bu ne fang la Ngor si Seck waxoon ne nañu gàddu yat fekki góor gi Abdoulaye Wade dafa mu nekk laaj ko suñuy milliards gis naa ni di nga dégg ñu gàddu yat dem wutali ay juge du ma ni ñëpp la ñuy fëgg waaye bari na ci ñoom attekat yi ñoo xam ni seen yoon ci code pénal la mu wax mbaa code de procédure pénale la mu wax seen atte yépp duñu ko teg ci lu dul seen njëriñal bopp sa bopp bu ñu ko bëggee dundee ci géewu politique bi duñu jóg ci tojantey bopp gisal li xew ca ba Thierno Alassane Sall bindee lii wërëm bi lu mu ci wax ni fii la ko jëlee lépp leer mu joxe ay firndeem ci démocratie xaste waru ci woon a am yoon nañu ko tontu ci anam yamu leen tuumaale askan wi gindeeku ñu jàll ci leneen ba xuloo ak xeex du ci mën a am wàll xoolal ni ñu peinturé ay affiche am yi nekk ci biir mbedd mi moom Thierno Alassane Sall danga naan xanaa sax li mu bind ci livre bi da ci am ñu ci gis seen bopp te bu ñu waxantee dëgg nag li xew ci ayu bés bii ñu nekk fii ci biir réew mi liñ ci mën a taxaw seet lu mu ëpp fulla fuuf bari na luñ ci mën a wax ca Tiwaawan njabootu lëmm ñu faat leen ci anam yu kenn xamul fii ci Pikine benn car rapide fekk ñetti jigéen ñu toog di jaay mu jaar ci seen kaw rey ñépp am na ci ku wanoon lor ñu ne déetawaay ñu xëyee ab douanier bu rey doomam bu toll ci juróom benni at muy ñetti tiis yoo xam ne bu ci gën a tiis sa moroom nga ni bii la ñu ñaanal leen yàlla ajana tey sàkku ci yoon mu fexe ba lépp leer ngir seeni mbokk mën a gindeeku wasalaam ba beneen conférence. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Hadj Assane Gueye. wàllu parrainage ngir mbër ya bëgg a bokk ci élection gox-goxaan yi ñëw atum 2021 du doon ab sas ci benn mbër maanaam dindi nañu ko ca loolu mooy li nga xamante ni moom la aji politique yi doon waxtaan ci kaw dialogue national bi juboo démb observateur xëy duppee ko le New Deal baara yëgoo gu bees geneen ci dialogue politique bi muy parrainage wàllu marche yi di mbiram article 80 paluk maire yeeg seeni adjoint lanu ca juboo nag yéeni kaay bi ne ab tënk lañ koy def taxañ maanaam dib rapport tey jile les échos leeral ñu nag ne lu jëm ci nañ daa fale adjoint au maire yi moom dara soppeeku wu ca juboo wunu it ci li nga xamante ni mooy dindi fi cumul gi maanaam nekk président ba noppi nekkaale njiital parti politique le quotidien ne parrainage gi ci élection gox-goxaat yi da dul am waaye lu jëm ci watey député ak palak njiitu réew moom waxtaan yi ci fànn woowee dañu ko ajandi liggéeyu bànqaas ba yitte woo mbiram politique ci dialogue national bi nag laas ne rapport d'étape bi maanaam lañu ca tënkandi tey lañu koy dal di jébbal président bi Famara Ibrahima Sagna yéenekaay bi ñëwaat nag ci lu yaatu ci rëdd yi nga xamante ni ci lañu juboo ci wàllu anami wote win mbiri palum njiitu réew nag le témoin xëy dànkaafu ay boromi xam-xam ñu ne ci wàllu yoon ci troisième mandat Macky Sall conseil constitutionnel ñu ne ñoo ko njëkk a daganal muy maître Souley Makodou Fall avocat ca barreau bu Paris di professeur droit constitutionnel bi di Babacar Gueye ñoom ñëpp seen xalaat mooy amul dara lu mën a tere ci wàllu yoon président Sall yóotuwaat ñetteelab mandat moom président Macky Sall nag le Soleil xëy xamal ñu ne ma nga ca France tey jii sax mooy doon gan ak kii di président Macron la ko fa yóbbu nag ca France di kuréel ak patron yu France MEDEF waral yéenekaay bi di l'info xëyee nataalam moom président ne le MEDEF déroule le tapis rouge à Macky Sall maanaam lalal nañu ko série rabal ya ngir mu jàll la tribune moom mel ni ku ca yéemu ci googee ngan ndax ci gis-gisu yéenekaay bi Macky Sall dafa teew ca France ngir luy suqali entreprise yu France yooyu entreprise xeetoo ca France Sénac ca la Vox Populi ne Thierno Alassane Sall ci téeréem bu mu génnee fan yi lakk na népp doom péage yu buur Sénac buur la ko tudde ndax mu ne ci wàllu jëfandikoo gi ñeel yoon wi di péage gi moom Sénac nu ko ca neex lay doxalee ne buur buy fayloo nit ñi bëgg a jaar ca yoon ya jaar ci dëkkam teg ca nag ñu ne tudde faf autoroute bi turug njabootam Sénac SA ceeraayu péage gi Thierno Alassane Sall ne dara warlu ko lu may nanu mooñee marché yi moom Thierno Alassane Sall nag téeréem bi da caa defi affiche daal di ca def baxa yu baax fan yi fu ne mu daal di ko gaaral ci dëkk bi waaye am ñuy wuyoo démocratie ca nekkul seeni biir xol jël peinture yu ñuul xëpp ko ca xëppeet waral les échos jàppe leen ay bandi jëfi bandi dëgg autoroute beneen Ila Touba gi source a ne état bi client beneen lay wër jamono yi ginnaaw chinois yi ñu ngi waaj a takk seeni bagage ngir dem yéenekaay bi nekkoon na milliardaires yi pare marché ngoog marché dund gi nu fi doon séddale nag ngir njaboot yi loxo yi jotul ginnaaw gi ci njëlbeenug mbas mi of nag doon ca déglu ku mel ni Guy Marius Sagna laas ne la mu waxoon rek ci njëlbeen maanaam njuuj njaaj gu am diggante Mansour Faye ak député Diop Sy la waxaat rek moom Guy Marius Sagna ci kanamu of nag libération ci wàllu njuuj njaaj wax moom ci ñu doon jaay lu jëm ci wàllu nationalité sénégalaise bi ay syrien ki libanais yéene kaay bi ne homme d'affaires bi di marocain Fouad Chouawi altine ji lañu ko daal di jàpp tëj complice am ñu ne di kam daal lëngool ci liggéey bi Abdoul Ahad Agne di agent ci ministère de la justice dafa daw jamono
jamono yi nañ daan liggéeyee nag mooy dañuy laalaat di décret président nationalité bu ca ne ñu jaayee ko 1 million. enquête xëyee dund askan wi ak liñ ca nemmeeku fan yi ne fitna bari lool ci biir njaboot yi ay rey gaañee métti talaate ci biir kër yi ak ci sëy yi yëpp ci yéenekaay bi Ousmane Ndiaye di psychosociologue ne li njabootu Sénégal yi bu njëkkaan dafa yaatu woon lool déggoo am ci waaye léegi tasar lay faral di def ndax li nga xamante ni mooy réeru yu bari ci biir ñu jeexale sport gi ak stade yéenekaay mi xëyee nataalu joueur football bu mag bi di Lionel Messi ak càkkute foom ne dafa bëgg a jóge Barça contrat bi ci boppam la bëgg a jeexal jàpp ne 10 juin bi romb la daal di jeex équipe bi ne ko déet fanweeri fan ci weeru juin 2021 lay doon yéenekaay bi ne ko mooywul nag ci réeroo lañ jëm record ne su boobaa Barça duñu ko ci defal benn cadeau record wax it ci xibaari laam-laamee gi ci ñi gis ne Messi fu mu bëgg a dem feneen mooy ca Manchester United Paris Saint-Germain Real wala fu mel ni Inter Miami wàllu lamb sunu lamb moom la mu njort mooy beneen réeroo am ci écurie Fass ginnaaw bàyyi ga fa Papa Sow bàyyi woon ndax ñu ne ci xibaar yi ñu jot Gris Bordeaux ak waajulug revanche am diggam ak Balla Gaye 2 saison bii di ñëw lay doon Gaston Mbengue ko tëgg waxagu ca moom Gris Bordeaux ak Tafa Gueye ci gàttal da ko zappé ca moo ne Tafa Gueye mooy directeur technique bu écurie Fass moom Tafa Gueye nag ñu ne ci presse bi sax la yëgee ni Gris Bordeaux encaissé na 10 millions bay sàkku 15 millions yeneen ci promoteur bi sunu lamb ne moo waral Tafa Gueye yéegu ci yàbbeegu ci di xaar ñu saisir ko officiellement yéenekaay bi di sunu lamb la mu njort rek mooy Fass faf def ay morceaux maanaam tas. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñi koy gërëm bu baax moom Hadj Assane mi àndaloon ci li ci yéenekaay yi mbokki foofu leen yem ci xibaar yi nastur ñu def pàttali ci li ci gënoon a fës. atte bi dax diggante Cheikh Oumar Anne ak Pape Alé Niang bi ci xaaju guddi la jeex 13 octobre di fukki fan ak ñett ci weeru octobre bi di ñëw ci le tribunal di joxe dogalam ministre Cheikh Oumar Anne gis ne Pape Alé Niang dafa yàq deram ci livre bi mu jagleel yorinu kër gi di kudd mu fekk ñuy xaar tey dogal tribunal bu Thiès ci mbirum coowal suuf la am ca Tobène diggante askan wa ak waa ICS ñoom ñu si jàppoon ñëpp ci mbir moomu ñu ngi ci liberté provisoire di maanaam bàyyi yëpp ndegandiku ñi seq waxtaan yi ñeel wàllum politique juboo ci parrainage bañ a am ci élection locale yi démb lañ ci juboo gannaaw bi ñu tàmbaliwaat seen liggéey ya mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Abdoulaye Diop ci machine bi ci kanam tuuti Hadj Assane ngeen di àndal ci seen émission daan corona ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi ak ànd beeg RFM ñi yendoog jàmm jàmm. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphé Paris ont conçu pour la beauté de la femme noire et métissée une gamme variée de produits aux extraits de plantes naturelles. Opalia, c'est 6 produits gommants